fi ñëwoon tey ngir éclaircir suñuy mbir ak waa Sénégal ak waa réew mépp parce que mbir la moo xamante ne bi Sénégal gépp ko bokk mbir la moo xamante ne bi defe naa ne ku war a dal ci sa mbokkum jullit wala muy chrétien wala keneen ku nekk ci biir Sénégal ku nekk war nga cee yëngatu bu fekkee dañu la tooñ ñun nag toog fii di wax yàlla xam ne ne dañu bëgg a def ci suñu kaw suuf loo xamante ne bi neexuñu dañu nekk ci lutte nekk ci ay ñàkk déggoo depuis 2012 ak ki nga xamante ne bi moo nekkoon le promoteur Babacar Fall te vraiment ma koy reconnaître tey muy nit ku baax yàlla dogal le président de la République génne ay dogal ne parti bu nekk nañ la satisfaire à 100%. dolli ñu beneen assiette pour compléter le président de la République monsieur Macky Sall di ko sant di ko gërëm moom moo def acte boobu tabarkàlla macha allah. léegi li nga xamante ne bii fii la ñu toll nii ci tënk mooy bi nga xamante ne bii ñun jot nañu suñu part ñun waa victime yu gàddaay wala mën na les ayants droit yu gàddaay dafa am beneen mbooloo boo xamante ne bii dañu former seen benn groupe ne ñooy victime de gàddaay ñoo leen représenté maanaam ci loolu laa doon attirer attention gannaaw bi le président de la République waxee ba pare ci lay attirer attention monsieur Mame Boye Diao directeur des domaines li may wax ni c'est très important bi mbir mi xaweek léegi am na groupe buy ñëw ci ñoom ne ñoo représenté gàddaay def seeni këyit ak yeneen nañuy waxante rek lu mën a nekk tel que Bara Sow Mbaye Tine Cheikh Traoré El Hadji Wague seen yoon nekkul ci gàddaay du ñoom ñoo war a séddale gàddaay site la boo xamante ne bi c'est le 99-52 ça appartient à la famille Ndiobène de Yeumbeul mu leer nañ famille Ndiobène de Yeumbeul ñooñu ñoo moom suuf soosu c'est le 99-52 ñooñu nag ñoo amoon ñu ko jaayoon ba jéyi am te ñu koy topp ba yëf yi dellu si waat ci seen loxo si kàntanu borom bi li ñu ciy wax mooy tey jii suñu demoon ba joxe la ñuy joxe ñoom ñooñu di mbubboo turu ne ñoom ñoo war a joxe suñu demoon ba joxe li ñuy joxe ba pare ñi amul ndax ci ñoom la ñuy dem di leen ko laaj manul nekk du ñu dem fenn naan Bara Sow fay ñu suñu parcelle wala Mbaye Tine fay ñu suñu parcelle dañuy ñëw ci Ibrahima Diop mi leen jaayoon ne leen jox leen ma sama parcelle bon defe naa ne gàddaay mbindeef gënuma ci yey te duma toog fii nag ñuy def seeni mbir di monter seeni affaire monter seeni liste baay ñu bind turam yaay ñu bind turam tante ñu bind turam ba ci doom ju am 24 ans ren jii may wax ni en 2002 koo xamante ne bii ren 24 ans la am turam a nga ca biir liste ba ku am 24 ans ren jii 2012 ñaata at la amoon nañu bàyyi li ñuy def parcelles yi nañu ko jox les ayants droit ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko moom la fa nekkoon ci ay parcelles njóobee na ko joxe desal ca njóobeen ba fi ñuy toll nii may wax ak yéen joxewuñu woon parcelles yépp bon nag am na lu fa desoon ñoom nag bu ñu waree ne mbiru gàddaay ñoom ñoo koy gérer te seen yoon nekku ci amuñu suuf amaalewuñu suuf kenn jaayu leen suuf ñu ne ñoom ñoo koy lijjanti nañu indi kayit di teg man bañuma confrontation de parce que document yi ma yore lu leer naññ la mbir gënu ko leer nañu ñu jàkkaarloo ku ci nekk génne kayit yi nga yore ku ci nekk leeral bu boobaa monsieur Mame Boye Diao di nga xam li ngay liggéey lan la
mais bul groupe boobu lu ñu la wax na nga ko seggaat man nag man je suis le procurateur de la famille samay responsabilité bu ma ko jëlee kenn du ko puus tribunal man maa taxawoon ci kanam leer na ñëpp ñoo ñuy wax noonu sama gannaaw la ñu toppoon instance bu ñu manti dem fépp fu ñu manti dem Sénégal seede na ko man maay jiitu ñoom ñu topp ci ginnaaw ma jël sama responsabilité ba mu mat sëkk jël sama procuration teg bi ma sama famille jox tey nag bu fekkee ñeneen ñoo bëgg a séddale si ñooñu jëyee la ñuy indi ba ñu ma toog ñu leeral Mame Boye Diao dama lay xamal rek li nekk fii yëmbal man mii maa ko xam new man ñoom xamuñu de waaye nañu toog ñu jàkkaarloo leeral nañu ba mu leer yow Mame Boye Diao nga soog a jël sa décision man ci loolu laa lay woowe gannaaw loolu nag maa ngi gërëm bu baax le président de la République encore monsieur Macky Sall devoir am def na ko yéen yi nga xamante ne bi yéen a topp ci gannaawam yéen a war a settal liggéey bi mottali liggéey bi ci yoon de toute façon man maa ngi leen di déglu ci teey ak bakken que li nga xamante ne bi moom la ñu seq muy lu leer nañ nekk ci kaw ñu soog a exécuter loolu lépp lu mu manti doon dox nit ñi seeni parcelle yàgg na nag les ayants droit tey jii bu ma sañoon nañu leeral mbir bi ba mu leer nañu toog leeral ko les ayants droit ñu jox leen seeni kër jàmm na ñooy ndax yàgg na lool dëgg yërëm naa leen. non parce que pour man c'est pas encore trop tard ndax dama defe ne Mame Boye Diao ko toll ni moom doo ñëw taxaw rek ci écran télévision di def say déclaration mu gëm li nga wax Mame Boye Diao war na mën a génn war na mën a génn dossier war na mën a liggéey ci dossier du loo xamante ne bi premier déclarant bi rek moom mooy taxaw fële wax nga gëm li mu wax kooku dinaa ko oo càmbar ay mbiram oo beneen parti bi càmbar seeni mbir xool lan moo ciy dëgg ak lan moo ci dul dëgg ku demee ni Bara Sow moom dafay wax ne xam ne état càmmeñal Marème Faye Sall la nangam ak nangam mais li muy dox ak ñi mu àndal dara du ci dëgg ci weeru koor laa nekk jaralu ñu ma fenn tabaraka. Léegi concrètement yéen lan ngeen soxla concrètement actuellement nii li ñu soxla mooy parcelles yi yu gàddaay man mi ñu taxawoon devant le juge ne man maa leen jaay man maa xam ñi nga xamante ne bii maa leen jaay foofu la ñu toll nii bu fekkente ne bii joxe parcelle dafay am man mii maa ko war a joxe parce que ku amul bu ëllëgee ci man ngay ñëw doo fa gis Bara Sow doo fa gis Mbaye Tine doo fa gis Cheikh Traoré doo fa gis kenn man mii ngay gisee bon man maa am droit joxe fa actuellement nii li ma ciy xaar mooy que Mame Boye Diao dina ma woo dina leen woo ñoom te dina leeral mbir mi ba mu leer nañ avant mu ci exécuter lépp lu mu ci manti doon si kantanu borom bi. actuellement nii ñooñu ma cité léegi nii képp ku bokk ci waa gàddaay di les ayants droit xam nga li ñu nekk ci liggéey di ci liggéey ci sa seeni kër di fa woote ay ndaje di def ay cotisation yoo xamante ne bii les ayants droit la ñu koy laaj ne leen ku fi joxewul 400 000 ñi ñu ne leen 500 000 ñi ñu ne leen 800 000 ba 1 million et poussière ku ko ci joxewul kenn du la jox parcelle si la ñu nekk te man kenn nettaliwu ma man maa gis li may wax nii yëpp am naa firndeel bi maa leen gis ñoom ñu jël ay clients actuellement nii di leen dugal ca parcelle ba waxuma leen dara mais dama xam ne tôt ou tard mbir mi dafay leer te njóobeen nelawuñu de waaye mbël kenn nelawu ci ñu ngi leen di déglu bu baax ci zone ba ñu ngi leen di déglu bu baax te di leen xaar di ñaan yàlla nag mu suul mu wissi ndox mu sedd waaye ñu ngi leen di xaar bañu ñu ci ba bakken bu tuuru ñu ngi leen di xaar bu baax a baax a baax que ça soit très clair yëf yi na jaar ci yoon si boo bëggee mu jaar ci yoon mooy confrontement na am kii lan moo ko may sañ-sañu mu def lii
kii leen moo ko may sañ-sañu mu def lii te ñoom ñëpp ma lay expliquer nii muy Bara Sow di Mbaye Tine di Cheikh Traoré di ko mucc manti doon bu ñu laajee suñuy avocat sama gannaaw la ñu nekkoon bi ñu demee nag ba mbir mi président de la république jël si ay décision ñoom ci lañu li ñu naan lu sotti am boroom li ñu naan lu sotti am boroom ci la ñu wëre nomba dem beru fële monter seen benn link di liggéey ci loolu ak yenn gaa yu leen si jàppale yàlla na yàlla musal ci loolu mbir day leer man bañu ma ko leeral de naw mën a kenn doo jël mais na leer mbir day leer te lu leer nañ ni mi di laa yor